asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jaajëfal bu baax di leen ne saa yu jàkkaarloo Feeling Dakar mbégte ak kontaan moom la ñuy ànd yéen chaque jour comme ni ñu koy defee à chaque fois seen émission Face à Ria comme ni ñu koy defee chaque semaine. tey nag tamit tey dañoo génn beneen facette tey ku ñu invité macha allah mu nekk benn jigéen boo xam ne suñu sœur la suñu xarit la mu nekk koo xam ne macha allah mu ngi si milieu showbiz mu ngi si bay waaram kenn déggu ko ci dara. te ñun loolu lañ soxla tey nag moom lañ dalal seen émission ñëpp xam nañ ko xam nañ ko elle est très belle elle est charmante am na caractère doo ñëw rek ne ko cunux tey moom lañ dalal seen émission Face à Ria mais tey dañuy waxtaana moom ci lépp si yu bëri Ciara ñu ngi lay nuyu di la ziar di kontaan si déplacement bi ñëw wuy si ñu yombul mais ñu ngi lay jaajëfal bu baax voilà bu bàyyi nga nuyu. Ria maa ngi nuyu di la remercier ci émission bi. di remercier waa Feeling Dakar. ak chers téléspectateurs yëpp yi ñuy internet yëpp yi ñuy seetaan. Ciara da nga bëri caractère ñëpp moom lañ lay jëwee. pourquoi tu es comme ça wala loo xam ne da nga koy xëcc ci yow wala parce que da nga bëri caractère. moi franchement loolu je trouve pas. c'est bizarre nag bu ma ko nit ñi di wax mais moi personnellement je trouve pas parce que ñi ma xam dëgg c'est que ñoom affinité. donc je pense que ni ñoom duñ ma seedeel loolu peut-être ku ma xamul mais xam nga Sénégal dañoo nekk foo xam ne ni bu ñu la gémmee xamuñu ne dafa soof. waaye dafa soof dafa sikk dafa dafa am lu mel comprendre. dëgg la on se connaît pas mais sama copine yi ma sekkal jàmm di foo di kaf di ree je pense que ne duñu seede loolu ci man. peut-être ñi xamul ñooy seede loolu. ok tu vois wala ñi nga xam ne juste ne entre parenthèses dañ la bëgg utal sikk. dëgg la waaw dëgg la est-ce que tamit du di nga faible xam nga des fois nit day am caractère pour bañ nga laal ko ci faible bu mu am c'est-à-dire que yow ku la gis ci kanam walla ku la gis nii xam na ni carrément da nga faible. Ça dépend si faiblesse bi Okay. personnellement parce que peut-être avant j'étais faible naïve man sax naïve laa koy woowee. est-ce que tam du loolu moo indi caractère bu nekk ci yow. peut-être aussi je dirais pas non mais avant j'étais nan laa la ko mën a expliquer bu ma meree dama lay wax ne dama mer. ok bu ma kontaanee nga gis ne moom boo ma neexul neexoo ma. ok j'étais comme ça. avant pour man dara lu ñëw rek dañ ciy dem ak sa xel ak sa xol lu mu la may. mais j'ai compris dans ce monde surtout fii Sénégal. muy lan. boo fi nekkee. il faut savoir jouer. ok Sénégal genre échec là en fait genre jeu d'échec il faut savoir pousser et utiliser tes pions. ok dafa bëri nit ñu faux. dëgg tu la vois nit ñu faux donc mën naa ne jamono jii ñu toll Ciara peut-être benn nit si koo xam ne ni peut-être bokkuñu deret mooy ne naa ñëw këram muy Toutou connu sur le nom de Vivi. te mu nekk fële. infidèle waaw. comprendre nga mais bu passé loolu jamono ji am naa nag ay am di jàmm am naa samay mbokk je suis tout le temps chez ma sœur wala kër Vivi am na ay nit yoo xam ne ni dañuy demalante. ok samay nit lañu mais bu passé loolu je pense pas que ni jamono ji fu ñu toll nii seetuma benn fréquentation. je suis bien waaw. tu es bien comme ça. waaw donc je pense que avec le passé j'ai compris beaucoup de choses. xanaa dafa am ku la def lu metti wala ki nga doon àndal mu def la lu parce que xam nga tey dañuy ne nit xëyul rek soxor wala xëyul rek def yenn yi lépp loo def rek am na nit bu la poussé pour nga def ko. non xam nga tout le temps dañuy naan bul topp nit ñi ba yàqu mais parfois aussi faut nga changer si tu veux pas être blessé. ok il faut que tu changes jéem a xam xoolaat sa bopp. xool ne demee. pour bañ a gaañu. du question de da nga changer mais da ngay protéger sa bopp. c'est vrai tu vois def je sais pas certes mënut a ñàkk. parce que nit nga. comprendre nga mais pour ne pas entrer dans des détails mooy jamono bu ñu nekk nii.
boo dëgërul doo dem. dëgg la waaw parce que dëkk bi nag dañ lay tooñ des fois. non duñ la tooñ rek di nga yéeg sa bopp tëgg fa tama. lay wax ni waaye tey Ciara lañ dalal Ciara ñu bëri ràññee la ci clip parce que boo gisee Ciara man ba ma lay bàyyi xel mooy clip bu Papa Ndiaye coppet bi la woon. yu bi foofu nga génnee ñu gis la ci publicitaire yi donc nga nekk jigéen te xam nga ni que duñu des fois parents yi duñu nangu. Est-ce que yomboon na pour nga def parce que yow ba ngay feeñ télé tu es petit xale bu ndaw nga woon maa ngi lay nekkal beneen danga maa dóor ba fanaan loo ma si mbaaru xar yi. sama papa xanaa sa papa pas allemand la woon. pas allemand la woon te sama papa mooy genre papa yu protecteur yooyu nga xam ne ni seen waaw comme sama boss doo dem fenn. comprendre nga te ay pël nañu. donc et pour une première fois dans la famille. kenn di génn télé clip la woon sax sama papa il était pas au courant dafa doon julli ñu won ko jour boobu lañ maa dóor ma ñàkk ci jom. demande parce que dama ko bëggoon. donc mën naa ne sax école Asia laa commencé donc pour bokk ci fin d'année bi majorette yi wala ci podium bi. foog nga am bokk ci 5 premières yi donc daf ma ko doon jaral. pour bokk majorette. ok wala pour bokk groupe théâtral. ok donc je pense que ni loolu laa màggaale. ñu gis ni que def nga clip après àdduna di dox nga ci nekk di ci nekk. mais est-ce que après c'est facile parce que nee nga sa papa pas allemand te man li ma xam ci pël yi mooy. ñun yenn pël yi duñu nangu seen doom sax. voilà feeñ ci télé wala feeñ ci yenn yi wala bëri ay àndandoo bëri ay xarit donc est-ce que difficile woon pour nga def ko. si au début mais avec l'aide de ma sœur sama yaay sama papa tamit dem ba xam na ni bëgg naa ko mu jàppale ma ci en plus tout a commencé mën naa ne ak la famille Iris. au début ñi ma doon jàngaloo laa njëkk a bokk muy School Afia. ok tu vois di leen nuyuwaale de passage. après bokk si ñoom Gabi boîte de production Iris. Gabi waaw donc waaw ma nekkoon fa régie. ok parce que vacances yi dama doon liggéey comprendre nga. léegi yaayu Gabi dafa njabooti ñëpp. ok dafa njabooti ñëpp. donc mon père a eu confiance xam na waa kër gi tout ça donc. mu bàyyi la nga def waaw. si laa commencé après def ay publicité jóge ci publicité def mannequinat def kii maanaam sama casier dafa gudd en fait j'ai rampé tu vois tey ñu toll fii. ñu gis la ni que rampé nga loolu noonu yëpp clip beeg mannequin bi pub bi la apporté. apporté na mën naa ne am naa ci ay connaissances. am naa ci ay connaissances et ouverture de boulot. ay nit. comprendre nga mais il y a plus de mal en fait. muy lan tu es ciblé. nit ñi dañ lay ciblé. xam nga télé moo nekk loo xam ne ni dafa grave. tu vois. mën nañu toll vie tout ça ñu ndekkandoo café tout ça. certes ni man sama boulot génn télé la yow peut-être beneen boulot nga am. mais peut-être man la maa gën a fës. mais ku nekk ak sa wërsëg quoi. waaw mais nit ñi dañ lay ciblé dama gis na ni boo nekkee amee benn nit ñi dañ lay gaaw a ciblé. tey bu ma àndaloon kenn jot ak fii kenn benn Abdou wala benn exemple Moussa bu ñuy bind wala bu ñuy wax du ñu wax Moussa du ñu ne Abdou du ñu naan Ciara. mais parce que na Ciara tu n'es pas doom n'importe qui waaw mais parfois loolu laa lay expliquer parce que kii bu nekk dafa am nu mu tuddati sax image bu ñu koy xoolee. mannequinat bi nit ñi fii Sénégal daa am nu ñu koy xoolee. parce que dañuy ne mannequinat bi yi dañ koy def rek pour am buzz. wala pour am visibilité wala pour képp ci kilifa yi affaire yooyu. non gis nga mannequinat métier bu noble. mais bu dee fekk nga xam li ngay liggéey. mais doo ñëw rek yeeg amul benn styliste bu mag bu lay jox tenue wam de 80 000 de 100 000 nga koy dox te jàngoo défilé. waaye c'est ça aussi duñ ko def pour rien au monde mën nga rafet ba mel ni uur ay ni boo mënul dox tu n'as pas la taille tu défiles pas
jarul leen ko. ok parce que loolu noonu ñuy liggéey mooy seen sutura duñ ko nangoo yàq. si dañuy tedd quoi. waaw donc métier bu noble dafa mel ni métier boo gis am na ñu baax am na ñu bon ni may wax faral. et promotion Canaba certes dañ ko ciblé si artistes yi mannequinat beeg wala ñii di génn télé mais am na fépp. yow mosuñu la proposer loolu promotion Canaba. loolu du ma si dugg donc je préfère éviter cette question. mais parce que dund nga ko. du ma si tontu Ria. da nga ko dund. du ma si tontu. ah mais lu tax doo si tontu te nga dund ko tey da ngay wax ak ñoo xam ne tey bëgg nañ mel ni Ciara te xamuñu yoon bi amuñu porte bi. Ria toll naa si sama fenn si sama live yu jot a jàll je suis devant je suis en face en fait te du ma nangu dara dévier ko. mais tey ñooñu kooku noonu proposé la loolu noonu tey yaa ngi gisante ak moom. dinañ tase wala parfois mu seetaan ma si télé bi parce que xam nga loolu mooy faj loolu je dirais pas c'est le cas je dirais pas aussi non xaw ma parce que man mën naa wax li moom mu génn défendre boppam ne non nii la ko gisee parce que la plupart c'est comme ça. waaye. da ngay wax lii ñu defar ma say wax. indi leneen. tu vois léegi pour ne pas créer de polémique je préfère loolu jàll na. non waxuma la nga wax ci moom de mais dama ne la tey. ndax am na loolu noonu. promotion yooyu am na. ok mais du ma ci débat du ma ci wax. mais non waxuma la nga wax ci de dama la koy nangul mais dama ne tey kooku noonu yée ngi daje parce que tey Ciara ñëpp xam nañ la. amul amul sénégalais bu la xamul. ñëpp xam nañ la ñëpp ñu ngi lay gis mais tey kooku noonu tey moom mi proposé woon na ko tey yaa ngi gisanteeg moom wala mu ngi lay séen wala mu ngi lay gis. man de gisuma ko mais moom mu ngi may gis ci télé bi. te franchement je te salue de passage sans ton intervention dem naa. waaye gis nga li nga wax nii dafa dal ñu bëri. mais tey lan mooy tax nga mucc ci côté boobu parce que jigéen ñi tamit Ciara nañu waxante dëgg dañoo bëgg a feeñ. bëgg siiw. da leen jaral lu ne. côté boobu lan nga ciy wax. il faut juste avoir des principes. ok gëm-gëm. bëgg naa kenn gënumaa bëgg li may def mais dama ci booleeg principe. moo tax yi nag Ciara kenn déggu la ci lenn kenn déggu la ci lenn. Ciara ñu gis ni que tey am na ku la proposé woon promotion canapé nga dem defoo ko tey feeñ nga ci télé bi ñëpp xam nañ la parce que Sénégal amul kenn ku la ci xam. ñu gis Ria. du ma la daal promotion canapé boobu dama ciy ñëwaat. ok man. c'est comme ça que je l'ai pris. ok et quand j'ai attaqué dafa man ne sama gis-gis la. sa xalaat. sama xalaat la. mais man en tant que femme loolu laa jàpp. ok par rapport lu tax ma jàpp loolu par rapport ak ay propos wam. parce que tey daf la ne rokki quoi. non mais indirectement donc pour être précis pour ñu bañ maa waxal lu ma waxul vu que ni si net bi. dañu ko koy seetaan. man wax nañ ma dara loo xam ne ni loolu laa ko gisee. ok comprendre nga. bi mu gisee ni du dem mu ne ma carrément ni yow yaa gisee noonu peut-être moom dafa jàpp ni genre j'ai compris bëgg na justifier wu comprendre nga. wala peut-être nu mu tuddati sax bañ na coow wala c'est son façon de voir wala de dire les choses. mais sa façon de voir. tu vois les choses mais personnellement man d'après ce que j'ai compris mooy lii nga bëgg lii laa bëgg. et moi j'ai dit ça passe pas. rokki tey doguma la sax mais tey da ngay gis ko am talent. mu am talent nga gis koo xam ne amul talent tey dafa mel ni man a yow ñu toog. li may def nga gën ma ko man ma ëpp la tey balaaroon. mën a joxe c'est-à-dire lu ñu ma proposé ma mun ko joxe. yow nga jommale loolu sa bopp. dafa mel ni moo ëpp tey ñoo ëpp sens que ku gëm boppam. côté cinéma bi. fi ma nekk Evenprod laa mën a seddal parce que xaw ma ñi si des liggéeyuma fa je sais pas. non waxuma la côté. non exemple laa wax. peut-être ay jamono mais jamono kii nii maison de production yi ma gis te yi fii gars yi xam muy Marodi Pikini ay kii talent moo la fay teg
foog nga am talent dëgg pour dugg ci ñoom. ah mun nga bañ a am talent ñu jël la de. je suis pas d'accord man personnellement. fii fi ma gis nañu liggéey que série yi ñii dañuy jël yëpp dañuy jël ku am visibilité am ballon moo tax ñu lay jël. yow bu si ñu ban jëlee cadre ku am ngay talent waxee tamit déjà? bëriwul. si ban cadre ngay waxee. mooy cadre bu nga waxee foofu laa lay. parce que da nga ne tey ñoom du ñu jël ku amul talent. Côté actrice bi ngay wax. waaw tu m'as posé une question tu vas pas la répondre je vais répondre. aca répondre mais da ngay répondre di ma mën a dégg. non non. ma la bàyyi nga dugg plateau bi. non non muy dañ ma posé question rek may bàyyi c'est man jëloo, par rapport rek sama jëloo, point de vue. jëloo. sama point de vue mooy. xaw ma jamono bu njëkk ba la. mais li ma gis Evenprod Marodi dugguma fa xaw ma ce qui se passe. du ma fen mais Evenprod ce qui se passe menal ni ur ay ni boo amul talent doo dugg lu leer laa la wax. waaw foofu amul promotion canapé. Evenprod. ah je sais pas si suuf mais kilifa gi ki jiite foofu. non doon na kilifa goo xam na ni man j'ai pas froid aux yeux te du ma la ne yàlla ngi ñu tey gisuma ko. balaa ma lay jox sa yóbbante ma wax sama soxla. tu vois Ibou Guèye monsieur Ibou Guèye te di ko nuyu de passage. laa la wax de. caaxaan tegu ko fa. mais xam nga tey Ibou Guèye moo nekk capot bi moo nekk ponkal bi mais yenn ñu fa nekk ñoo xam ne tey ñooy diriger ñooy filmer ñooy réaliser ñooy bind ñooy Ibou Guèye validé wu. amul kenn benn produit. parce que xaalisam la moo koy lijjanti quoi. comprendre nga benn produit buy génn Evenprod nga siy joué te Ibou Guèye validé wul ku la wax ne waaw la lii amu fa parce que certes ne am na ñi njëkk a jot comme dafa mel ni par étage la en fait. mais dernier mot bi Ibou Guèye ça revient à Ibou Guèye. ok kon léegi da nga bëgg ne yeneen ñi dañuy def promotion canapé. bu ma wax loolu ma waxul. non da nga ne duggoo foofu wax parce que Ria bu ma wax loolu ma waxul dama la ne. Ibou Guèye Evenprod parce que fa laay liggéey. liggéeyuma Marodi liggéeyuma Pikine ni beneen ak beneen. fi may liggéeyee laa wax. nga mun a seede. laa mën a seede du ñu def loolu. mais tey beneen label bu pare woon pour jël la Ciara di nga dem. comme ça tey Marodi bu ñu soxla woon sa image sa personnalité ñu sentir la si benn série ñu woo la est-ce que pare nga pour dem. pour l'instant maa ngi contrat ak Evenprod comprendre te tey bu ñu certes ne am naa ay trajets yu ma jaar mais bi ma bàyyee parce que boo seetloo am na benn temps Ciara déggatuñ ko fenn. non non donc bi ma reprendre mœurs la après ñu dugal ma muñal comprendre joxaat ma chance. man théâtre laa doon def. tey rôle actrice bi ñoom ñoo ko def si man. ñoo ko génnee si man. donc je sais pas du ma ne waaw du ma ne déet parce que monsieur Guèye dama ko jàppee comme kilifa. comprendre nga. te ni ma ko xamee c'est nit koo xam ne ni du nit kuy lor nit. parce que su ko bu doon kuy lor nit. am na bu ma def face cachée. gis naa ko. comprendre nga. bu ma def donc du ko woon nangu. te pourtant instant boobu maa ngi contrat te nangul na ma ko. ok c'est-à-dire que polyvalent nga bu keneen bu la soxlawee mu xam ne sa njëriñ la dalay bàyyi nga dem. waaw mais moom bu la soxlawee da ngay ñëwaat. loolu y a pas à réfléchir de midi à 14h. ñu gis ni que Ciara mu génn beneen facette c'est-à-dire mars nga nekk chef de gang. yow yaa nekkoon chefu gang bi. yow rôle boobu nag da nga ko mérito. parce que yow sa physique sa xeetu bànni sa xeetu regard sa wetu caractère yow amul beneen rôle buñ la mën a jouer jox bu dul rôle bànni. tu penses. mais ban rôle nga mën a jouer Ciara rôle gang rek nga mën a jouer. mais yow sa kanam ñi innocente da ngay ruube rek. non mais man innocent laa man xale laa. xale de sant la Ria. non man xale laa on est des grandes personnes. gis nga rôle la. on était 7 on était plus de 7 ñu casting ñun ñëpp. ku nekk am na li ñu gis ci yow 7 péchés capitaux yi lu ñu gis ci yow li tax ñu jël la. ku nekk rôle bu mu incarné comprendre nga c'est parce que ni borom casting na ko gis na ni kii mooy dem ak kii. mu jox la ko. man rôle bi bu ma waxee c'était très difficile pour moi. ah bon.
non bu si bu ko équipe technique bi jàppul woon au début non kenn du ko seetaan mais grâce à l'équipe technique entourage beeg soutien bi ma am moo tax tey bu nit ñi di naan même bu ñu ma gisee naan ma bande bi donc c'est réussi. c'est réussi ouais, c'est vrai. c'est réussi. dëgg la léegi nag nit ñi dañoo jël bande boobu collé ma ko. mais Sénégal moom nag rôle booy joué moom lañ lay collé. mais c'est dommage nag pour notre. nan nga gisee loolu rôle boo joué rek ñu ne la yow la. de Sénégal si problème bi mooy boo waxee Sénégal dafa compliqué. c'est très compliqué trop même ouais. dañuy critiquer idées yi bokkul. mooy xalaat vision yi bokkul xalaat yi bokkul. dëgg la. donc quand tu parles de Sénégal c'est très compliqué. donc am na ñi nga xam ne ni seen xel dafa yaatu. dëgg la. comprendre dinañ xam ne ni lii jeu la am na ngeen ni fiction lañ koy def. dëgg la. comprendre léegi yow mii en tant que personne en tant qu'actrice yow mii opte loolu tu vois il faut savoir assumer nag boo jouer dara comme rôle bi ma def il faut savoir assumer. loolu bande bi da nga ko assumer. dama ko assumer liggéey la je suis actrice ñu woo ma ne ma rôle bi lii la comprendre lii arrangé na la te kay ma xamal li ñuy naan dañoo forcé di damay lancer waaye message boobu. non dañu fay dem yow. comprendre ay léegi non ça passe pas. non tey rôle bi. kenn gékkiwul ma toog plateau ne ma yaay dangay def li force. da nga dem def casting. ma dem defi casting ñu ne ma rôle bi lii la lii ngay incarner ndax mën nga ko jouer wala mënoo ko jouer man ma opté ne mën naa ko jouer je prends l'engagement. ouais c'est ça aussi mais ñu gis ni Evenprod bari na coow surtout ma série boobu di infidèle ñu gis que ni que yenn ni Sénégalais yëpp nanguwuñ ko accepté wuñ ko surtout ma loolu leena bu mu ci def sama sœur la maa ngi koy nuyuwaale ñu bëri nanguwuñu ko parce que xam nga ñun Sénégal à chaque fois di ma benn kilifa lu ma wax mooy ñun miinuñu télé te duñu mës a miin télé. miinuñu télé parce que tey Ciara bu joué rôle bandi dañ koy jàppee bandi la. kii bu dul joué rôle caga dañ koy ne caga nga. donc ban jàngat nga am côté boobu. quand tu parles de Léna on dirait que ne da ngay wax la propre personne série infidèle Tima moo fay joué. Tima waay Tima. c'est pas Léna en propre personne mais Tima. ok Léna buy incarne benn rôle gel bee nga tudd Tima. te li ñuy joué noonu c'est ce qui se passe. mais nag mbooti yi muy dañuy sulli foofu noonu dafa bëri quoi. xam nga lan moo sonal Sénégalais gis nga musiba bi ñu nekk bi yëpp xam lu ñu ko yóbbee xaw ma nan nappal. c'est vrai. les scandales qu'on a fait ici. mixa yàggul. c'est des jeunes qui sont pas encore majeurs. reyante bi fi am barki Demba Ndiaye Nord Foire. mais tout le temps Sénégal yi ñu waxee napp na li waruñu ko wax li waruñu looloo jur musiba. dëgg la c'est vrai. il faut savoir affronter les choses. tey Ria boo toogee sa kër lekkoo naanoo comprendre nga. toog sa kër yaay fay ndox fay courant di fay sa kër naan yàlla baax na yàlla du la fekk foofu sànni la xaalis bi damay jug daan sa doole. waaw yàlla bay sa tool. dañu waxante dëgg. dëgg la Sénégal dañoo war a ba léegi moi on est contre li leen jouer. te pourtant man dañuy seetaan novelas. loolu foofu sax dafa sori. seetaan Nollywood foofu dafa sori. Ria nañu jël rek suñu rakk yi suñuy doom suñuy cousine ce qui se passe dans ce pays. mais lu fi passé nag dañ koo nëbb c'est-à-dire jëluñu ko exposé ko ku nekk jot ci. waaye léegi lu tax ñu bëgg nappal loolu def naa wolof noonu la koy waxee bëgg léegi. pourquoi ngeen bëgg koo def ci suuf te bëgg leen ko def ci comme man c'est ça que j'ai jamais compris. non xam nga tey xale yi dañuy màgg te xale yi tey ñoom si lu ñu jàpp mooy Ria lu mu def nii de rôle bu mu joué nii de rôle bi baax na dama koy essayer. non écoute Ria parlons franchement gis nga tey bi ñu naan ñun ñooy actrices yi wala acteurs yi yàq. yéen a yàq de. non xam nga ñan ñoo ñu njëkk a yàq ñu ñuy jiite. ñan ñoo leen jiite. là dinaa laal tuuti politique parce que xam nga la. da ngay gis parti au pouvoir parti opposant si ay kilifa di yàkkante. wala di xeex.
comprendre ce qui se passe à l'Assemblée. Pourtant ñu ngi ko gis affaire de internet de film ak yooyu loo am publier sa morom ak lii c'est parce que ni ñu jiite ñoo ko def bu ñu ko jël wax ko acteurs yi ak actrices yi. c'est vrai dëgg la. ñoom ñi ñuy jiite kilifa yi ñoo ko njëkkee. dëgg la. parce que tey boo suñuy papa suñu yaay bu ñu nekkee télé ñëpp di leen seetaan ñu bàyyi seen njaboot ñëpp di leen seetaan ñuy waxante lu ñaaw. du yoon suba xale bi dina am fit jël téléphone am daf lu ko neex parce que gis na ko du ñoom dara fekku leen si du leen si fekk. dëgg la. donc dañu bàyyi jël kii nu mu tuddati sax. film yi ak série yi. di naan lii la. gis nga série ak film yi dañuy dénoncer en fait. dëgg la dañuy dénoncer ce qui se passe dans la société. et c'est ça mœurs boo ko seetaanee réalité yi di nga xam ne la plupart c'est des histoires réelles. fu ku nekk ak histoire am. donc léegi lu tax chaque jour kës Ahmed Aïdara wax ñu lu ne gàññ te pourtant c'est vrai léegi ñu bëgg koo jël lépp def ko ci série yi bokk ko ci série ku nekk na jël responsabilité am ci loolu. mais est-ce que yow d'accord nga ci Léna lu mu def. lan la Léna lan la Tima def quand tu parles de Léna on dirait la Tima li mu def. Tima noonu la ma yow xam nga loolu nga jàng kan la dem seeti lan moo ko mënee mu indi loolu mais tout à l'heure on parlait de promotion canapé foofu nit ñi lu ñu gis rek simi na si li bëpp mais laa borom doole ponkal yi mais dañoo waxante dëgg wax ju yéeg dafa ko moom. dëgg la promotion canapé duñ la may si yàlla naa dee. yenn bureau yi boo fay. xale yu jigéen yu bëri ñu dugg si naka su dul noonu loo xam ne ni nit ñee leen ko teg. mais est-ce que tamit nit war na la mën a teg dara pour nga def ko. y a des gens qui n'ont pas le choix. non je suis pas d'accord. lan mooy loolu lan mooy amul choix. gis nga fii kay choix am na fi li nga bëgg ak li nga bëggul la. non ça dépend gis nga. parfois nit Ria. man tàmmuma di juger nit. je sais yow. man du ma juger même kuy di taxaw ci kaw tali bi du ma la juger. parce que li la poussé nga def loolu. bébé. yow doo juger kenn yow da nga am caractère yow duggoo ci kenn ñii dañuy bëgg a dugg sa gaal da nga bañ nga am caractère ñu naan la Ciara dafa réew Ciara dafa soof Ciara dafa caprice yow doo juger kenn. non Ria bàyyi ruube bi dañu waxante dëgg. ok parfois di nga nekk ci situation boo xam ne ni ñenn ñi defuñu ko parce que nañ ko bëgg def. dëgg la. na ngay woo léegi sa yaay feebar sa papa feebar nekk ci besoin très urgent. te am koo xam ne mun na la jox gàññetal yàlla rek a tax. duñ ko def. mun na la jaaral. donc loolu tey xoolal yaa ngi fi maa ngi fi après ku nekk dina nekk ci commentaire yi wax je m'en fous mais c'est ce qui se passe. c'est dommage quoi Sénégal c'est dommage. c'est que sénégalais nañu war a bàyyi nappal bi. ak maslaa bi moo gis musiba bu nekk bu ñu dal maslaa moo ñu ko yóbbee. maslaa moo ko ñu ko yóbbee ak koo xam ne ku nekk intérêt lay jiital. c'est vrai ku nekk poosam la fi nekkal la. poosam la fa nekkal exemple dangay xool politique bi yow nga wax nit na gore tey sa papa taxaw waat fi maa ànd ak diw défendre ko suba mu transhumé ànd ak keneen nga bañ sa doom bañ a war mais attends. sa poos sa nekkal sa poos tam dafa neex de. ok. nekkal sa poos dafa neex de ñu gis ni que Evenprod la ñuy nekk ba tey ñu gis ni que coow li bëri na foofu noonu. ci suñu papa Mame Matar waa Jamra ba ñu dal seen kaw. tere leen 3e saison bi parce que nee na da ngeen di yàq xale yi da ngeen di yàq nit ñi da ngeen di yàq jeunes yi da ngeen di yàq lépp. ban jàngat nga ci am. Jamra dañoo ne ñoom yonent bi nañ fi nekkal sallallahu alayhi wa sallam gën di mindee. yonent bi musul tooñ. dëgg la. du wax lu ko leerul. mais nag bëggul ku yàq. comprendre nga du wax lu ko leerul. Pape Mactar Gueye. c'est ça ah. c'est mon papa. waaw papa Mactar. donc Mame Matar. ñoom ay kilifa nañu. dëgg la. donc man bu ma nekkoon à sa place avant d'attaquer directement à la personne publiquement
moom kilifa la Ibou Guèye kilifa la ni muy gérer këram la Ibou Guèye di gérer këram dëgg la ni muy gérer ay nit la Ibou Guèye di gérer ay nit. dëgg la. ñaari mag boo nekkee mag di jiit je pense que il faut donner le bon exemple. oui bon yow lan mooy sa xalaat. man sama xalaat man j'aurais aimé ñu dem jël rendez-vous even pour toog Ibou Guèye. ah mais na daf leen tere waat. non tere mooy lan yow bu ma la bëggee tere dara damay taxaw si net bi nee la lii ak lii. mais dañ leen njëkkoon tere. non ngeen jël ko yóbbu ko. vidéo loolu fekkew ma man sama point de vue laa wax. lii jot a xew si suuf fekkew ma te duma si teg sama loxo lu ma wax lu ma leer. dëgg la mais man bu doon man maay def. maay jiite. dinaa dem jël rendez-vous ak Ibou Guèye ne ko ñun de li ngay génnee léegi nii nañ ko gisee te ñun dañoo yor ay njaboot ñun ñoo fi teewal waa Jamra yow si li ngay def lan nga si jublu ay mag yuy wax parce que tey ku bind projet wam mën na la jox explication. dëgg la mu convaincre la wala mu bañ la convaincre. dëgg la bu dee si ay waxam gis nga ni lii yàqate la. nga ko lii de gisewuma ko nii. dëgg la muy waxtaan ba jublu mais c'est pas si net bi comme li may wax li ma doon wax sànq mooy ñëwaat. ñëw rek wax taxaw teg internet beeg lii ak lii wax. il faut qu'on arrête ça. dëgg la ñoom suñuy mag nañu suñuy papa lañu suñuy maam nañu donc je pense que ni ñoo war a njëkk a joxe bon exemple. waaw mais na daf leen tere waat leen. man loolu leer ma li ma leer mooy si net bi laa ko gisee. waaw si net bi parce que daf leen tere. yow personnellement leer na leen ne Papa Mactar Guèye dem na si Ibou Guèye ñoom ñaar ñu toog waxtaan. non si quatre murs. non waxuma dem na mais joxe woon na leen benn premier avertissement mooy première saison bi. booy dox jàmm bu dee jàmm moo la tax a jóg Ria. ngeen defaat bu gën a booy dox jàmm bu gën a saf. booy dox jàmm. utoo bës utoo si dara lu dul yàlla ak yonent bi koy def si suuf. da nga koy def si suuf. dëgg la. parce que gis nga ñi di guerre sax dinañ teg seen arme bu ñu bëggee guerre bi si table la ñuy toog réglé ko. donc je pense man sama point façon de voir la sama point de vue. sa xalaat rek ngay wax c'est vrai. j'aurais aimé que ay mag lañu ay kilifa nañu. ñu waxtaane ko si suuf. ñu ut solution. waaye loolu mooy yëfu kilifa en fait. mais Ciara ñu gis ni que rôle yi bëri na trop yow tey rôle bu ñu la jox Even Prod di nga ko joué. comme rôle. rôle waaw. waaw. rôle bu ñu la jox ay jaay sa bopp exemple ay slip ak soutien yooyu noonu. non du ma sol slip ak soutien peut-être sama corpulence moo ma ko dul may sama corpulence. sama yaram ak tout ça moo ma ko dul may. mais yow da nga tatouage. loolu c'est ma vie et ça me concerne. da nga tatouage si suuf. tatouage si suuf. loolu man la concerné. suuf. gis nga yaa kaa ma xamal la dara nag caractère bi ñuy wax ci man ñaa ko ma fay de je suis très gentille. ce que je fais de ma vie ça me concerne moi. tu sais pourquoi. non. kenn du ma fekk sama kër gee mag sama mag gee fëgg ma. nee ma am dundal am maa la fayal lii comprendre ma non lu ma am maa ko teg ci marché bi ligganti ko du dóor waar sol samay basket dox naa ba aw ma mënumaa am teint bu baax. yii da nga belli de zéro tâche da nga belli de comprendre rek zéro tâche. donc franchement je dis pas que du ma dund waxu nit ñi mais franchement pour ce cas au Sénégal nii non duñ ma teree dund ni ko Vivi waxee. du ma teree dund ndeysaan dëgg la de. parce que tamit Sénégal mais Ria yow da ngay ruube Sénégal dafa metti de mais Ciara Ciara rafet nga jekk nga nice nga Ciara. day xaar dégg ay xayri. dafa jotagul rek lu jot yomb. bàyyi dàqe bi. mais daa kew ma. peut-être dama gisagul lu dal sama xel wala sama kii yoo jotagul rek. mais daa kew non bàyyi ne gisoo ko nag tu es très belle. rafet nga jekk nga macha allah tu es très belle. mais c'est pas la base ok takk jabar du juste rafet. est-ce que pare nga pour sëy quoi. est-ce que nit dina pare pour sëy. di nga pare kay parce que sëy tamit dañ koy pare. moi je sais pas côté boobu nag mënuma si avancer trop parce que musuma sëy déjà comprendre nga. xawma lan mooy maanaam tout ce que je sais mooy lu ma xam lépp mooy
je suis comme toutes les filles yi bëgg marié wu qui nage dans le bonheur. Ce qui se mais passe. est-ce que tamit toppoo succès bi. Succès ba mooy buzz bi tey yaa ngi siyaara est-ce que tey bëgg nga bàyyi cinéma bi c'est-à-dire tey jëkkër góor bu la takk mu ne la carrément siyaara bëggatuma nga feeñ si milieu bi est-ce que pare nga pour bàyyi milieu bi quoi parce que milieu bi dafa neex nag de fu la neex dem. je sais pas pour dire vrai xamaguma. est-ce que pare nga pour bàyyi milieu bi wala pareegoo. sama gagne-pain la ah. sa gagne-pain. waaw sama sutura la. oui je sais mais tey nit est-ce daal que tey je pense que boo koy tere dara. na fekk mu teg dara. waaw c'est ça. kon tey boo amee ku lay takk ku teg dara di nga bàyyi milieu bi. De toute façon man dama bëgg liggéey j'ai l'habitude de travailler nee nag xaw ma ndax damay continuer ci milieu bi walla beneen liggéey laay am. non mën nga bañ a def liggéey bi mooy def série parce que tamit tey ku takk sa jabar bëgg na nga heure añ nga taajal ko añ heure reer nga jaagari sol man loolu xam nga je sais pas en tout cas je pense que ni nit boo demee ba sëy ak moom c'est parce que ba nangul ko sëyal donc je pense que di nga ko nangul lu bari. quant à nag dinaa bàyyam du ma bàyyi yegguma ci parce que je pense tollaguma ci stade boobu. mais tey ñaata ngay laaj parce que gis nañ xale jigéen ay 25 millions ay 10 millions ay pariru or ah. yoo xam ne da ngay dugal ni non man damay laajte 10 millions wala 25. je sais pas 10 millions baax na 25 millions tamit daal la xel. ak oto tamit dañ ma ko loolu yëpp daal li bëgg-bëgg jigéen la. yàlla xam nag yàlla kan la may booleel kan la tudd sama diggante 25 bi moo gën a dal sa xel de. yaa man dama wax loolu moo ko nii ngay def dàq nit ñi. non parce que tey boo calculer boo waree jël fu nga war a jël nga fay fa 5 millions salle fu ngay recevoir. yàlla na ma yàlla may ku gën ci man. mooy kuy indi 25 millions. yàlla na ma yàlla may ku gën ci am ku am sama yërmande. ku am weccet. ku am sama yërmande. ku amul xaalisu xale. ku am sama yërmande. parce que nag siyaara yow da ngay encaisser ay millions de yow xaalis yow ku lay takk foo mu pare de. pare si côté yëpp c'est-à-dire. yow pare si ma commencé teg bët. non man dama laa teg bët bu yàgg man ma yàgg la bàyyi xel foo ne. yow encaissé woo. siyaara ñan ñooy fëgg sa buntu instant yi. benn copain laa am point bas. nu mu tudd. c'est ma vie. nu mu sant. c'est ma vie. mais pourquoi yéen doo leen wax seen sant copain yi. ku la wax amul jabar. mais boo nee Ndiaye ñaata Ndiaye moo am Sénégal boo nee Diop ñaata Diop am Sénégal. gis nga. day wax seen sant kuy yoot du sa kët. en tout cas am naa kenn te yàlla nañu yàlla dimbali moytu mosoo ñu si cat ak làmmiñ. donc tu veux être deuxième femme. man ba tey wax ma la deuxième moom troisième. dama ne am na jabar. am na jabar maa ngi bëgganteeg moom point barre. am na pare nga pour nekk deuxième femme wala troisième la. xaw ma. est-ce que ñeme nga wujjee. xaw ma da ngaa bëri caprice de yow est-ce que ñeme nga wujjee. xaw ma. xamoo. Siyaara ñu gis ni que gel yi yenn gel yi ndax yow sa bës bi dafa yàgg du cadre que nag li nga fi toog moo tax ma wax la loolu ñun dañ la yàgg bàyyi xel. yàgg nañ la gis ci yu bëri c'est-à-dire que ñu bëri xam nañ la tey Sénégal bu ñu xoolee ci top modèle yi wala ci artistes yi wala ci ñii di jouer série wala ñii di feeñ yow ci nga bokk ci ñu jiitu ñu gis que ne xale jigéen léegi dañuy génn dañuy nekk figurant rek jàpp seen bopp star da nga leen di woo duñ la jël nga message leen ñu vu la nga bëgg am ci ñoom accès ñu ne non ama jot. ban jàngat nga am côté boobu quoi léegi dañuy feeñ benn figurant rek doon star. gis nga Ria moi j'ai pas l'habitude de juger les gens. non wax ma la nga juger sa xalaat. waaw yow doo wax waxu jàmbur yow da nga am caractère. non parce que tey su ma si waxee rek day mel ni maa ngi leen di juger wala kii ce qui me concerne mooy man personnellement fii àdduna la dara jarut a jaay. parce que loo am rek am na ku la ko ëppale. donc tey. nga feeñtale yàlla nga bañ a feeñtale moi je vois pas la différence mais dara daal dafa leer surtout Sénégal bi ñoo la mën a yëkkati ba def nii ñoo la mën a tegaat nànk. dëgg la ñi fi xew bëri woon na ñi fi xew bëri na torop. dëgg la.
comprendre loolu lañ ci bàyyi xel. pourtant chaque jour bu ñu xoolee live bi ñu muy tourné ñoo ngi gis ay exemple mais j'ai l'impression que nit ñi nañ leen baam de seen bët yi nañ ko takk moo xaw ma. amul sens je les juge pas xaw ma. am na ñoo parce que xam ne franchement man personnellement. dañoo yëg succès. ça c'est bu ñu siiwee rek changé koñ changé fu ñu màggee changé ak xarit am ay xarit yu bees am dëkkuwaay bu bees dem dëkku almadi cenc boo leen di nuyu sax ñu ngi la ça va. peut-être yow yaa ngi gisee noonu peut-être dafa nekkoon ci ñoom doon làkkatu. ah. peut-être dara lu nekkoon la ci ñoom doon làkkatu. mais seen dara ko xam nga tey nit dina mel exemple quand tu es pauvre. ku alal dab. quand tu es pauvre tu as beaucoup de projets. ñi ngi bëgg defal dafay bëri. su ma amee naa defal diw su ma amee naa defal diw yàlla def dégg la parce que am na ñu ko bëgg amuñu ko. yàlla dégg sa ñaan may la. projet bi nga amoon yépp fàtte nga ko. waxuma ñëpp de. xam naa la plupart exemple waaw la plupart li ñuy gën a bëgg mooy dabe boobu mooy indi maa ngi dem fii maa ngi battre fii maa ngi takk lii prouver tu n'as rien à prouver à personne parce que tant que tu essaies de prouver yaa ngi nax sa bopp yaa ngi gaañ sa bopp. et tu te crées des ennemis. dama lay jox benn exemple parce que keroog seetaan naa sa émission ak sa yaay boobu noonu borom or bi du mu tudd. mooy waaw borom or yi. moo ko moom bu ko neexee takku ko. dëgg la. mais y a une chose xam nga ni tey jëkkëram nekk na cible xale jigéen yëpp. waaw. lu ko fi jar. mais loolu kay garaawul. loolu garaawul. parce que non je suis pas d'accord xam nga lu tax. parfois da nga mën bëgg wane dara sa mën-mën ba lor sa bopp. mais kooku yàgg na takk ay or bébé. non waaw xaw ma ko avant lu ma ko seddal fenn. ok je sais. comprendre mais ce qui s'est passé y a des vautours autour. gënuma laa xam xale jigéen ñi. kon xale jigéen dañuy kepp jëkkër ji mais est-ce que tamit jëkkëram du leen. du leen buru barab rek dañuy kepp bu ma wax loolu. non da nga ne def nañ ko cible c'est-à-dire que xale yu jigéen yi. xam nga tey Sénégal. am na ñu fi yor. seen kër kenn xamul leen. elles sont simples. des femmes très simples xam naa ci kenn. xam nga lu tax ñu nekk seen jàmm. parce que exposé wuñu seen bopp. dëgg la. mais tey boo jëlee sa bopp teg ko ci table bi gars yi dañuy nan dañuy waxee sax. te dañuy sulli sa mbootaan. est-ce que comprendre nga donc je sais pas am na ci lu positif am na ci lu négatif. mais je pense que lu négatif bi ëpp te boo seetloo affaire yi lu négatif ci ëpp. dëgg la coow li bëri na ciblé nañ jëkkër gi comprendre nga. elle s'est créé des ennemis. est-ce que la question bu mu war a poser est-ce que jar na ko. c'est la question. jar na ko parce que jëkkër jee ko yor jëkkër ji am na xaalis. déggoo ma de. est-ce que jar na ko. est-ce que jar na ko. ah loolu moom. xam avant elle était bien dans son coin. Ouais. di dund lu neex ñu koy may teraanga googu yépp muy neex kenn xamu ko kenn xam exemple sama cas personnellement xaw ma woon jëkkër ji. ok mais tey si polémique bi tax na. polémique bi tey vautours yi yépp jóg nañu te gënuma laa xam xale jigéen ñi. léegi nag question bi. bëgg na wane teraanga. bi ko jëkkër gi defal ak sag bi mu ko defal bëgg na ko wane. en retour si beneen côté bi comprendre est-ce que tamit exposé wul jëkkër gi teg ko si kaw table bi. gën na ko teg si kaw table bi gën na ko teg. gën na ko teg na ko kay gën na ko teg Siyaana ba tey dañuy ñëw si wàllum jigéen da ngay gis tey jigéen ñi dañuy siisante di mu xam sa morom rek teg ko si table bi dangay ànd nit nga siiw mu teg la bët dangay nekk nit bëggul nga avancer bu ma dañuy gis ni Sénégal man maay dem man maay jiitu mais toppal sama ginnaaw gis nañ ni kenn jigéen ñi dañoo soxorante seen biir ban jàngat nga ci am. parce que tey Ria ñoo ñu ànd di puusandoo gi yépp tey bu la yàlla may bëggee 4x4 da ngay bëgg ma toog tey si kër mais si ça da ngay bëgg ma tey la sa sac
waaw. colère boobu dañ na. dëgg la. comprendre tey bëggoo ànd ak man parce que peut-être xam naa ni sa galère fi nga jaar te bëggoo ku la waxal sa démba. dëgg la. bëri na fi. ñi fi yor dëgg du ñu ànd ak mu ko ñu leen wax dëgg rarement ngay gis ñuy ànd bi yàgg macha allah di ngeen jëyu sunu rek mbëggee fa yal na leen yàlla defal gerte. ñoom ñaar sax xuloo woon nañ fi après dañoo jubboole. man je sais pas loolu waxu Sénégalais du tax mu doon sama doom franchement. mais comme ni ma la ko waxee sànq. ànd bu sincère amatul quoi. amatul mais ànd exemple dama lay jox benn exemple si man le cas de Toutou. Toutou Vivi. tu sais que maag moom dañuy toog une semaine parfois 2 semaines on se parle pas. pourquoi. bu ñu xuloowee dañuy xuloo. mënul ñàkk. dañuy xuloo dañuy waxante dëgg. ok. comprendre teewul bu ñu waree ànd na mais yoonu kenn nekku ci. dëgg la mais tey gis nga doguma la damay bàyyi nga yëkkati gis nañ fi tey yàgg Toutou da ngeen di àndi mën ngeen ànd fii ba déwén da ngeen di xuloo da ngeen di juboo mais bu amee ku leen ñetteel mooy ànd bi tas na. mais xam naa si dara ñetteeloon nañu. xamoo la ñetteeloon may ma boobu kal la ci xamoo seen noonu. ñetteeloon nañu boo moytul woon de police yi ñu doon mujjee yàlla gis. looy wax ni non man loolu dama si yàgg bàyyi xel. parce que yéen ñaar mën ngeen ànd fii ba déwén. doo leen xuloo même boo leen xuloowee da ngeen di jote mais bu amee ñetteel. kooku mooy yóbbu kooku mooy indi kooku mooy inventé mooy fenkat bi ñëw gis ñaari nit di ànd parce que tout le temps daa am ñoo xam ne ni seen rab ñoo gën a ànd. dëgg la waan. comprendre nga am na ñoo xam ne parfois nga gis exemple le cas de Karma les 4 filles là. am na ñu si gën a juboo am na ñi nga xam ne ñoom ñëpp ay xarit nañu mais ku nekk am na. ku ñu juboo parce que gis nañ ni Amireya mu ngi si may. est-ce que donc c'est ça. donc boo bëggee force ni man Ria nu ma mel ak moom dama koy mel ak kee wala di créer benn sincère boo xam ne ni amul dangay sonal sa bopp. dëgg la te fi ñu nekk sànq waxoon naa la ko relation d'amitié yi partie d'échec la. ok gële noonu la ñuy demee. dañoo foo. léegi lu la si génnee xam Bachar. dëgg la dañoo foo. parce que mënoo takk chaque jour di xuloo di teesante di dagg sant non. da ngay xam ne ni kii fii la jëm wala nga xam intention am nga dëgg si sa tànk. jouer ak moom rek. comprendre non pas jouer ak moom nga dëgg si sa tànk ne pat. ok lu dul dëgg du yàgg. dëgg la wax nga lu importance lu dul dëgg di yàgg du yàgg lan mooy projet yi. projet yi bëgg naa maa ngi si couture bi ñaan naa yàlla mu gën a développé. kon da ngay ñëw. waaw. ok. yaa man damay ñëw damay jaay damay baana. ok. comprendre tamit bu jëree ma def samay talon def chichi ma def chichi jigéen laa. yow lépp ngay def yow da nga bëri kala da nga bëri. donc c'est ça donc yàlla matal ko. yeneen projet bëri. tu vois. te xamaguma yoon bi mais bëgg naa tamit li ñuy def génn Sénégal comprendre nga yeneen dëkk yi ñu nekk dem ba nekk international parce que tamit on le mérite acteurs yi ak actrices yi xale yi ñoo ñu def lu dara jarul. mais est-ce que tey Sénégal nga yaakaar ni que série bi dina bët. bu ñu wàññee wax ci rek bu ñu bàyyee ñu liggéey rek je pense que dinañu avancer. mënuñu leen bàyyi ngeen liggéey ka. c'est ça mais bàyyi dañ leen di bàyyi ngeen liggéey mais ngeen teg ko ci yoon quoi. lan mooy teg ko ci parce que amul fóonante amul génnee yenn. yow mës nga gis fii scène directement camouflage moo fi am. je sais. mais est-ce que dañuy gis série carrément fii Sénégal ñuy fóonante nii live and direct amul. sañu ko moo ko sañ a def sax. waaw ok gis nga kii di. Sénégal boo defee loolu est-ce que di nga am jëkkër. ndax yenn rôle yi ngay joué ñu naan la kii kenn du ko takk te rôle kese la. nekkul ci yow. ñu ne kii est-ce que dina am jëkkër. dina am jëkkër du am gis nga jëkkër yàllaa koy tudd si aras comprendre donc kenn yoru fii wërsëgu kenn. dëgg la. tey ñu yàkkal Ibou Guèye wala ñu yàkkal Marodi wala ñu yàkkal keneen ak keneen ak keneen. teewul li yàlla wax leen ni di leen di dal da leen di am da leen di dal. li ñu wax dañ koy am li ñuy def li bu nekkoon meilleur suba yàlla daggal ko day dagg. dëgg la. jaamam bëgg-bëggam yàlla ak dogalam. dëgg la waaye.
jaamam jaaman pexem yàlla bëgg la. merci beaucoup tey Ciara lañ dalaloon seen émission Face à Ria di bàyyi nga tàggatoo. Déjà maa ngi remercier di remercier équipe bi. di remercier Evenprod. ma famille. tu vois mes amis tu vois donc ouais yàlla jàppale ñu suturaal ñu dolli ñëpp sutura tegg fi mbas mi donc di ñaanal yàlla ñëpp yàlla ñu yàlla suturaal ñun ñëpp. ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. amiin yàlla nañu yàlla suturaal may ma jëkkër tamit yow da ngaa pare fan nga pare. au revoir du ma si kaa émission bi jeex na. kii musul pare kii instant yi mu ngi lekk xaalis yu weex tàll moo tax parewul. amiin parewul de. amiin moo tax xale yëpp bëgg a du dem jouer série ñëpp bëgg a feeñ tane. c'est pas une raison merci beaucoup tey Ciara lañ invité woon borom caractère bi ñëpp moom lañ koy jëlee nag mais nag nit bu baax la xam nga nag nit foo nga am caractère jigéen dafa nga war a am caractère am fulla sa bopp fayda sa bopp sinon ku jug rek dugg sa gàdda dina nag nit booy àndana dangay xool ko yamal nouveau nga ànd ak moom. te man li ma gëm mooy si àndandoo mooy dañuy avancer loo. tey dañuy am 1 million suba ñu am 1 milliard. nit booy ànd ak nit dangay ànd ak moom pour avancer. ànd ak moom pour tey doon quelqu'un. c'est pas cadre que média bi wala c'est pas cadre que leneen man li ma gëm mooy bu ñuy ànd dañuy avancer. bu ñuy ànd dañuy am gëm-gëm. te doo ma jay du ma la jay. parce que man du ma ànd ak nit si jay man moo tax man dara safuma. parce que man bu ñuy ànd dañuy wax danga may wax dëgg. du ma ànd ak yow si fen si naa fekk du ma ànd ak nit boobu comme ça. bugguma ko sax doxew ma ko waxew ma ko. di la remercier bu baax di la ñaanal balaa déwén nga dégg ay xayri. bu ko defee ma sàggi robb bu baax ñëw. yow doo ñëw. non. lu ma la invité madame Diop laa invité. yow de même bu ma ñëwul dina Vivi laay woo. kan mu tettal ma dina tal leneen organisation yow xam nga Vivi nu bëri tiital. boobaa yow sa encadrement ñi ma fa xam a bari. Evenprod mais ñu ma fa xam dañoo bari de. ñu ma xam Evenprod dañoo bari. man pour sa xew bi pour nu ma fay dem rek madame Diop moo dàq topp kaa moom. kooku moom pour mu mun a loxati yow fu nga nekk yow comme mu jël ndox bële naan ko. bàyyi naa invitation madame Diop ñëw. ñëwul. merci beaucoup di la jaajëfal di kontaan si bàyyi lépp ñëw parce que déplacement yombul. te yow moom nit bu baax nga di la ñaanal li nga bëgg yaa ko xam yàlla na la ko yàlla defaral yaa sa xarit bu ngay àndal Vivi yàlla defaral leen jàmm. amiin te xam ne carrément mu ngeen ànd fii ba déwén. mais bu amee kenn ku si dugg mooy tas na yàqu na far yàlla nag jàpp ngeen. seen fen j'ai oublié bàyyi leen boo leen gëjee gis ñaari nit vidéo wala ñu gëj a ànd rek ngeen jàpp ni dañoo xuloo arrêtez avec vos conneries ok au revoir. del déglu del xool Feeling Dakar site bi lay jox information yu leer Feeling Dakar yaa ngi Feeling Dakar di nga am info yu leer ci people et sport politique Feeling Dakar yaa ngi Feeling Dakar notre plateforme d'information